cadeau de fin d'année 2019 de Youssou Ndour sur la TFM. Youssou Ndour comme on ne l'a encore jamais vu au Sénégal. Plateau de télé ou concert spécial, c'est la nouvelle innovation du roi et c'est le grand show. Un événement rien que pour vous, abrité par notre prestigieux musée des civilisations noires de Dakar. Le grand show, c'est Youssou Ndour et le Super Étoile sur la TFM, samedi 30 novembre à 22h en première partie. Deuxième partie, samedi 7 décembre, même heure. C'est le grand show sur TFM. jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi la ca gën a fës ci ponk bokk rek ci Guy Marius Sagna ak ñenn ñu bootu ci plateforme aar li ñu bokk takk der yi teg leen loxo gannaaw doxub yëglu bi ñu doon amal ni ki tey jile doon àddu nag ci facture courant bi ñu ne dafay yokk daa ngeen dégg ci biir xibaar yi njiital mouvement nitu dëgg di sàkku rek ñu bàyyi ñooñee na mu gën a gaawee ñetti fanu grève nag lañu wax liggéeykat USDE doore ko nag altine ji yemook ñaari fan ci weeru décembre ñoom liggéeykat yooyu ne dañoo am mbetteel ci seenub jëwriñ ndax li nga xamante ne moom mooy capitalu kër ga ña nga ca doon sàkku téeméer boo jël fukk ak juróom waaye juróom benn yi lañ leen mujj jagleel beneen ponk ci biir xibaar yi yeneen i liggéeykat yu fa goxaan yi ca Tëngéej ñoom it nee nañ boo moyul daañu jëm nag ci grève bu yaatu liggéeykat yooyu nag ne li leen metti rek mooy li nga xamante ni moom la ñu duppee kon fonction publique locale ba nëgëni nag dañu caa àdduwul lu soxal mbirum ceeb bi nag loolu gis nañu ni yokkute gu mat sëkk am na ci fa ñu naan jareer ak jurup gannaaw nag soxna yi nga xamante ne nii dañoo dogu wàcc ci tool ya di bay nag ngir mën a am rek kon lim bu takk ci wàllu ceeb ñu ne nag foofee daal dund boo moyul dunu ko jooy ndax tool yooyu nga xamante ne dañu koo rek bàyyi woon gannaaw tey soxna ya ñoo fa dugg di daan seen doole te diwaanu Fatick la daañu fa fekk ji Aminata Goudiaby mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. daleen ak jàmm ci xibaaru marax yi nuñ ko waxee woon Guy Marius Sagna ak ñenn ñu bootu ci plateforme aar li ñu bokk ñoom nag takk der dañu leen mujj rek teg loxo gannaaw doxub yëglu bi ñu doon amal tey jile mu soxal facture courant bi ñu ne dafay yokk ñoom liggéeykat yooyu ñooñu nga ñu ma wax léegi nag bokk ci aar li ñu bokk mu waraloon rek ñu wàcc ci mbedd mi di ñaxtu ki nga xamante ni moom moo jiite mouvement mi ñu duppee nitu dëgg nag ma ngay sàkk ñu bàyyi ñooñee nu mu gën a gaawee rawatina ak seenub njiit di Guy Marius Sagna Amidou Sow la ñu koy wax ay sa tëggee baax moo taataan ay kàddoom. am nañ lu ñu bëggoon ñii di membre plateforme aar li ñu bokk ak seeni naataango daal di rek amal ab marche li ko dalee place de l'Obélisque pour ñaxtu wala boole li nga xamante ne moo di yokkute courant bi mu nekk nag ab marche bu daal di dakkee fële ci palais présidentiel ñu jot cee jàpp nag kii di Guy Marius Sagna ak ay yeneen naataango daal di leen jëmal police centrale. C'est une manifestation qui a été réussie et on félicite aussi tout le monde ñoo xamante ne jàpp nañ ci combat bi lii musul am leader politique sax musuñu ko am ñun dañoo marche ba dem ba ci gris palais téye gris palais pour manifester suñu mécontentement ci wàllum yokkute électricité bii nii. Une dizaine de personnes ont été interpellées mais ñun suñu au côté du mouvement Nitu Dëgg am na 5 personnes yoo xam ne interpellé nañ leen ci. C'est un combat national soxla ñu leader politique c'est pour tout un chacun pour Sénégal ñëpp la jàpp nañu suñu leader yu bëri. ñii nag fas yéene rek am li ñu bëgg kii di porte-parole bu mouvement Nitu Dëgg di wax rek ngir ñu bàyyi kii di Guy Marius Sagna ak ay naataangoom gannaaw ba ñu leen jàppee. ci combat bi en tout cas nag ñu ngi dem tant que Macky Sall delloowul tant que gannaaw ñun ñu ngi ci kanam rek fii ba ilaa yawmi diin bu yeboon dañuy jàpp ñun mouvement yëpp tëj. suñu camarades yi ñun lenn la ñu exiger ñun xeex bu ñuy xeex dara gënu ko noble mooy lan état mënul xëy benn jour ñi rek ñëw ne day yokk ay prix loolu mënuñu ko nangu sénégalais il faut qu'ils se sentent indignés xam ne état bi respecté wuñu parce que day ñëw xëy un bon jour tey courant bi la suba ndox bi la ginnaaw suba farine bi la. ñi bokk ci plateforme aar lu ñu bokk ak seeni naataango jóg rek ngir xeex li di yokkute courant bi ngir rek jëmal réew mi kanam.
mu nekkoon Aïssata Gueye Ba àndoon ci ak Amadou Ba liggéeykat yu SDE ñoom nag ña ngay yëglu dañu fas yéene rek banque seen yoxoo ci liggéey bi lu ko dooree kon altine ji lay doon yem ak ñaari fan ci weeru décembre ñoom liggéeykat yooyu ne dañoo am rek mbetteel ci seenub jëwrin ndax capitalu kër ga lañ ca doon sàkk mooy téeméer boo jël fukk ak juróom waaye tey juróom benn lañ leen jagleel ci téeméer boo jël ñoom liggéeykat yooyu nag ne niñ ko waxee rek grève bi moom daañu ci jëm fileeg nag taxawuñu ci seen i jafe-jafe dañu ci teewlu ki wax ci seen tour El Hadj Baba Ngom ci micro Fatimata Touré. ministre bi dañu woolu tey par l'intermédiaire du directeur du travail ñu yaakaaroon ne ministre bi àndaale na sax si ay bagaasam tuuti ndekete dara fa nu yemoon fa la ñu yem mooy lan 5% la wax ne moom la ñu amoon si DAO bi dina si dolli 1% les pour travailleurs yi xamante ne 1200 travailleurs la ñële mu ne di leen jox 4% mu doon waa SONES ak waa ONAS ñun li ñu décidé lu leer la travailleurs yi ñoo wax ne comme déggooñu mais ñoom li ñu waxoon si préavis de grève bi ñu ko déposé le 10 et le 31 waaw ñu ne kon bu ñu déggoowul ku nekk ku wax ne préavis nag da ngay xam ne bu préavis bi jeexee te amu leen consensus wala déggoo leen mais dañuy dem grève te si loolu si disposition boobu lañ nekk te duñ si jóge grève bu fi mu nekk grève d'avertissement la ñu def de 3 jours 72 heures ñeneen ñi amal gërëb ñetti fan muy nag interne ak ancien interne yu kër docteur yi ñoom ñooñu nag ci seen jano ak taskatu xabaar yi weddi nañu rek kàddu yi nga xamante ni tukkee na ci jëwriñ ji ñu dénk wàllu ko wér-gi-yaram ca ba muy jano ak waa pencum ndawi réew mi muy wax nag ne ñu ëpp ci interne yooyu bëgguñu ñu yóbbu leen rek ci diiwaan yi ci Sénégal nee nañ loolee amul ñoom ancien interne yooyu ak interne yi ne tey nag la ñu gën a taxaw fi ñu taxaw li ñu bëgg rek mooy la ñuy ñaxtu boobu ba tey ñu wuy leen ci dañ ci ànd ak Aminata Mbaxe Sow yu subaxoo ñu ngi taxaw temm di wëyal seen xeex ñii di ay interne di liggéey ci hôpitaux yi ci Sénégal di ñaawlu génn gi nga xam ni seen ministre daal di koy génn démb ci assemblée nationale dina ñenn ci ñoom dañoo bëggut a dem ci biir réew mi moo waral ñuy amal seen mouvement bile. ministre bi nag ci tontom mu lal ci ne interne yi maanaam bu ñu paree seen formation nekkuñu nit ñoo xam ne ay spécialistes xam ne ils sont disposés maanaam bëgg nañu dem ci taax yi maanaam si région Sénégal yëpp pour servir joxe na ba dem joxe ba chiffre boo xam ne mu ne si ñun si ancien si liste bu ñu déposé ñoom ñoo nekk dans les dispositions pour dem ci réew ci à l'intérieur du pays loolu nag moo nekk loo xam ne lu ñu mënul nangu la lu ñu xaw a metti la parce que ñun amuñu objectif yooyu noonu suñ la yóbbee fuñ la mën a yóbbu su dee rek am nga fa ay conditions pour nga liggéey da nga koy def. ñii nag léegi mu mat ay semaines ñu ngi def ay grève li ñuy ñaan mooy ñu xoolaat seen statut ci système sanitaire. point benn bi statut bi la nañu xoolaat suñu statut par rapport ak ñun suñu position ay suñu droit ak suñu avantage si système de santé sénégalais bi parce que textes yi nekk nañ ñoo xam ne textes yu màgget la mënatuñ ci ñëwaat. beneen bi mooy recrutement après la formation. grève bi ñu tàmbali nar nañ ci toftal ab marche. loolu moo tax assemblée générale bi jël na décision pour renouveler suñu mot d'ordre de grève bi. de 72 heures pour ñetti fan xam ne dañu am cessation totale de toutes les activités amul garde amul leneen donc voilà fu mu nekk ni tamit soxla nañu bëgg nañ ñu am nañu bébé pour organiser benn marche nationale maanaam doxum ñaxtu le mardi incha allah. ëpp nañu 250 interne ak ancien interne yu bokk ci seen association bile seen mouvement bi nga xam ni tàmbali nañ ko nag nee nañu dañ ko wéyal ba fii ak ñu obtenir gain de cause. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi muy coppite googu nag ñu indi rek fas yéene ko indi kon ci liggéeykatu goxaan yi ñu gën ko xam ci fonction publique locale ba nëgë ni nag dañu koo jëfeewul moo waral liggéeykat yi féete ca Tëngéej ne ñoom it danañ mer nañu ne sax ci grève la ñu jëm ndax loolu nga xamante ni dañu koo tëral muy ak coppite mu mën a ñoŋal seenub nekkin ak seenub liggéey faaw ñu jëfe ko Tëngéej dañu fay fekk ji Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Sam. assemblée générale bu ñu amal ci Tëngéej ñii di liggéeykatu gox-goxaan yi affilié wu ci kuréel gi di FGTS nag yëkkati seen i kàddu di ñaawlu nag yeex gi ñu gis ci application lii di statut fonctionnaire public local ñoom nag jàpp nañ ne tey ji banque yi sax da leen a sonal. li liggéeykat yëpp di daj ci yeneen mairie loolu rek la liggéeykatu Tëngéej di daj ci mairie bi mooy ñàkk salaire bu baax mooy ñàkk prise en charge médicale mooy ñàkk heure supplémentaire
pour les communes du heure supplémentaire du prise en charge médicale du avancement du choix du grade du dara communes yépp nag communes yi mujjee juddu ñoo ci gën a mettile agent municipal mën na lekk asaka imaginez 100 000 francs wala 150 000 francs salaire ñu di dindi ci liñ ciy dindi nga bëgg fay luyaas bëgg dundal sa soxna ak say doom mais laaj leen banque yi dem leen banque bu ngeen mën a dem ci àddina te agent municipal ne fa rek surtout ici à Rufisque. mënul génn donc ñu yaakaar ne jot na vraiment pour que état bi résoudre définitivement ce problème parce que mënuñu daw ñun travailleurs yi boo diggee affaire collectivité locale ci rajo yi wala ci média yi rek lu ñuy wax mooy élus locaux yi mooy politiciens yi mooy mandat yi mooy nañu def nii naka la ñuy falee maire naka la ñuy reporter élection mandat yi sax jeex na. ci wàllu ñii di liggéeykatu maire yi nag ñoom nee nañ dinañu engagé combat bi ngir fexe nag réforme boobu ñu mandarga ngir nag seen nekkin gën a mucc ayib. koppar yi nga xamante ni moom la ñuy nattal kon jëwriñ yi rawatina ak jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllub yoon nag fii ci Sénégal député bi di Déthié Fall moom am na la mu ca yey yàbbi mooy nag li nga xamante ni rek moom mooy kon environnement des affaires ñu gën ko xam nag ci lenn loo xamante ne soxal na kon doxalin wi rawatina ak ci wàllub yoon fii ci Sénégal mu gis ni ak rëkk-rëkk da caa am li ko waral yoon dafa tëddeewul njaaxaanaay la wax waaye li mu jàppit mooy njiitu réew mi dafa war a nag tekki ndombal tànkam ci conseil supérieur de la magistrature kii di jëwriñ ji dénk wàllu yoon tamit dafa war a bàyyi rek li muy def mu mel ni kon moo jiite parquet bi fii ci Sénégal Déthié Fall ñu teewlu ko ak Alhassane Ba. ci indépendance justice ndaxte dafa bokk ci environnement des affaires bokk également ci investisseur étranger ci critère de choix am ci pays bi muy dem bu fekkee wér na ni ko bu amee contentieux bu boobaa justice bi du doxalee ni mu waree du fi ñëw te président de la République mënul taxaw ni pour ma def benn décision de justice bi sama volonté sama désir la wekku comme ni mu waxee woon ci kaawu Khalifa Ababacar Sall donc moo wax leen que pour environnement des affaires baax na ñu wane une justice indépendante et loolu day commencer ci président de la République Macky Sall moom ci boppam mu bàyyi nekk président du conseil supérieur de la magistrature déjà que waxoon na que mën na ko def loolu aussi day fekk tamit que le ministre de la justice arrête nekk patron au parquet. lu soxal pencum ndawi réew mi ba tey ak koppar yi ñi nattal jëwriñ yi nga xamante ni moom la ñu dénk wér-gu-yaram fii ci Sénégal nag lañu ko nattal ren rek xayma nañu ko ci téeméeri milliards ak juróom-ñeent fukk ak benn ak lu toftal loolu nag teewul rek jëwriñ ji nga xamante ne nii mi ngi doon janoo kon ak kon député yi daal dinay wax rek ci jafe-jafe yi nga xamante ne nii mi ngi koy xaar mu mel ni jafe-jafe yooyu bokk na rek ci mbirum ambulance waaye tamit politique bi ñu tëral ci wàllug wér-gu-yaram ba ci nag yenn centre de santé yi nga xamante ne faaw dañu ko war a def rek ay hôpitaux di kër docteur yu mag fii ci réew mi Mohamed Samb Youssou Baro. Merci. Quels sont ceux qui sont contre? ci atum 2019 ministère bi nga xamante ni si moom la ñu dénk wàllum paj gi fii ci Sénégal amal na ay jéego yu am solo waaye nag budget bi yees bi nga xamante ni si moom la ñuy amal ci atum 2020 ñu ngi ko tënk ci lu ëpp téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ci ay milliards. mu nekk mbir boo xamante ni si ñoom député yi lii leen ci xamle. président de la république def na xaalis ci couverture maladie universelle pour que ñenn ñi boo xam ne boo demee faju ji donc duñ la laaj dara da ngay yor këyit faju ak yeneen mbir yoo xam ne ci financement santé la nekk te wax dëgg yàlla mun nañ jàpp ne ay effort yu am doole yu gouvernement bi def la. ndax boo xoolee tey Sénégal mi ngi dund ci ay jafe-jafe ci wàllu santé te loolu ki nga xam mooy président Macky Sall moom nangu na ko. ndax bi nga xamante ne daje na ak ministre bi bu yàggul wax na ko publiquement ni mi ngi ciy def xaalis mais xaalis boobu mu ciy def war na koo xoolaat ndax gis na ne taxul santé bi dox. wàllum paj gi nekk mbir boo xamante ni si mun la ñàkk waaye itamit dafa mel ni ki noonu la bëree ay jafe-jafe. commune Mbacké dèjà war na am hôpital niveau 2 war na am scanner war na am maanaam radiologue war na am tamit loo xamante ni tey jii. population mën nañu xam ne lii Macky Sall moo ko fa def ndax juróom-ñaari at Macky Sall benn hôpital Macky Sall ba àgg amut. bi ñu ñëwee 2012 tablette. tey waroon nañoo mën a am ay société ay entreprises yoo xam ne dañuy ñëw Sénégal wala Sénégal wut ko yoo xam ne war nañoo mën a defar ab Sénégal donc ni mu yombee. tissu yi nga xamante ne bu ñuy opérer moom la ñuy lal solal ko nit ki nga xam ne bu paree dañ koy lakk tissu yooyu boo xoolee dañ koy jëndi faneen
ca tey ji waroon nañ koo mën a jox lu mel ni Sotiba bu boobaa bu defaree loolu rek moom bu boobaa mën na cee soqaliku boo xamante ne boobu société dana dox mais dañ koy jëgaani. projet bi nga xamante ne si ci la ñuy càmbar budget bi ñu war a jox ministère de la santé et de l'action sociale ñu ngi ko tënk ci lu topp téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ci ay milliards. loolu nekk bor boo xamante ni si nguuru Sénégal da ko war a fay ci lu tollu juróom-ñaari téeméer ak lu teg ci ay milliards te loolu nag ci ñetti pàcc ci la ñu amalee boobu le budget. Mohamed Samb ci jamono jooju moom jëwriñ ji dénk wàllu pétrole ak énergie moom ñi ngi ko natt rek koppar lu ëpp nag ci ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk la ci atum 2020 moom jëwriñ jooju nu Mouhamadou Mactar Cissé moom it nag daal di cay jaare rek wax ci njëgub courant bi ñu wax ne dafay yokk muy facturé lu soxal mbir moomu nag gis nañu ne wàllu ko courant moom am nañu ay jéego yu am solo yoo xamante ne Sénégal liggéey na ko ndax bu ñu xoolee sax atum 2019 nag amul benn yoon fu ñuy waxee rek mbirum délestage Habib Faye. ci jamono yi ñuy wax wàllum pétrole fii ci Sénégal pencum ndawum réew mi ñoom woote nañ budget bu ministre gi ñu jagleel pàcc moomee weesu na ñaari téeméeri milliards ak xaaj ñoom ñii di député yi woote nañ ko ci jamono joo xamante ni ba tey njëgu facture courant gi cher na ba jéggi dayoo ba nit ñi sax di ko jooy jëwriñ gi moom di dalal xel yi. yaa ngi dégg yëngu bi bëri na ci réew yu nu wër yi nu am pétrole boole ci il faut nu gën bàyyi xel loolu nu gën a tey nu gën a def nànk waxuñu kenn bu mu critiquer waxuñu kenn bu mu attaquer daal nu ñuy bàyyi xel loolu ba nuy jàmmoo di waxtaan di diisoo parce que kenn tëjul sa bunt pour nu mën a d'accord ci li nga xam ne noonu lañu war gérer pétrole ak gaz du Sénégal. Sénégal ci fu nu toll tey soo nattee réew mi yëpp téeméer juróom-ñaar fukk yi am nañu courant mais fanweer yi amuñu courant yaakaar naa mooy 30% su ma juumalee ci wolof ñooñu ñoo amul courant waaye loolu chiffre globalu réew bi la soo dëkku taax yi ñoom daanaka am nañu 100% mais dëkku àll yi téeméer boo jël xëy na juróom fukk yi ñoo am yeneen juróom. teewul itam bëri na lool ñu ko woo ngir rek mu tontu ci mbir mi le waaye la nga xam ne gis na ko rek moo di amul benn yoon ku ko ne courant yi mi ngi coupé. tax na ñoom député yi ci seen bopp ne askan wi ci seen bopp ñoom ñoo war a jàppale bileeg secteur ngir mu mën a ñoŋ. xamaguñu sax type de pétrole bi ñu am débat yu xaw a complexe la duñ ci dugg. buñ nee droit sénégalais mooy sénégalais ñoo war a ëpp part ci société bi. loolu lañ laaj loolu lañ bëgg te loolu lañ laaj ministre bi. ci ay mbébétu jëwrin gi bokk na ci tamit ananan rek lay tëralee wàllum secteur énergie bi fii ci Sénégal mu jëm atum 2023 moom jëwrin gi ne faw rek ñu gën a mën a aar li nga xam ne moo di production bi waaye tamit anam ba nga xam ne dinañ ko amee lii di pétrole bi. waxoon nañ ko sànkit ci ponk xibaar yi muy nag commune yu Jareer ak fa ñu naan Diouroup foofee nag gis nañu ni mbayum ceeb mi daal ay jéego da caa am ndax tey soxna yi foofu ñoo joxante loxo wàcc ca tool ya nag tool yooyu nga xamante ne daanaka dañu koo bàyyi woon gannaaw kenn dematu fa woon soxna yooyu nag ñoo fa wàcc def liggéey bu am solo ci mbirum ceeb ba tax na sax ña ngay njoxtu ni kon daal kaaraange gu doy dinañ ko am ci wàllu ko dund naka noonu ci jamono yoo xamante ne sax xëy na nit ñi ngi naan xiif dana amam du am foofee soxna yi am nañu yaakaar ci seen liggéey dañu dem ba Fatick fekk ji Faminata Goudiaby. jigéen ñi neexiree loolu te itam sawar góob ceeb la ñuy def faru yi nga xam ne nag ñi ngi ci village bu Sangaré nekkee ci commune bu Diarekh ñoom ñi ngi koy exploité booba ak léegi ëpp na fukki at li nga xam ne nag moom lañ fi am ci ceeb saa yu nawet jeexee dañ koy séddoo ñoom ñi ku ci ne yóbbu sa kër. léegi ñu am fukki at ci di ci liggéey bay ceeb am na doole bu paree nii moo ñuy dimbale itam ñu ñëw indi ko suñu kër déedéet ñàkkum ceeb moom léegi ñu génn ci de. fii nag beneen faro la boo xam ni moom moo gën a yaatu loolu ba nga xam ni fa la ñu jógee fii nag ñi ngi ci village bu Dudaam nekkee ci commune bu Diouroup mbayum ceeb nekk na loo xam ne nii fi mu ne day jàppale femmes yi nga xam ne dañu former ab association ñu dund normal ci jamono yi nga xam ne léeg-léeg ci diggu noor gi dund day jafe ci ñoom. waaw at bu jot loolu la ñuy béy kay. def nañ ñeenti at waaw ren si diggante nawet bi ak noor bi daal mën nañ si dund lu mat juróom benn weer. jigéen ñi nag nga xam ne ñoom ñooy liggéeyee ci faro yi nekkee ci Sangaré Dudaam ak itam Mbassis Caritas Dakar ñoom ñoo leen di jàppale Caritas nag ñoom li ñu bëgg mooy fexe ba ceeb kenn dootu ci am jafe-jafe ci dundu gi. taw bi baritul te léegi nit yi moom seen dugub bi du bari aussi seen récolte du bari loolu moo tax donc nekk bon maam yi dañ doon béy ceeb avant pourquoi duñu jëlaati encore mbéy moomu pour que famille mën a am ceeb ak dugub en même temps pour lutter contre l'insécurité alimentaire et il y a au moins 700 à 800 femmes
yoo xam ne ñu ngi jënga ci mbéyum ceeb. waaye nag ay jafe-jafe ñoom jigéen ñi bay ceeb am nañ ko. jafe sa liggéey bi suuf si waaw richeul waaw te fii nii ndox mi day xaw a manqué bu tawee noonu commencement bi dina am ay ndox waaye bu ñu demee ba sa digg bi ndox mi day jeex su ko defee ceeb bi nu mu war a ñoree noonu day manqué. daas nag ne yu mel noonu fas yéene nañoo sax emblavé téeméeri hectares ci zone yi nga xam ne ñoom fa la ñuy def ay intervention. Aminata Goudiaby ñu lay jaajëfal. Président bu conseil d'administration bu groupe Futurs Médias dalal na nag ndaw li toogal réewum Belgique fii ci Sénégal loolu nag soxal rek forum bu mag bi nga xamante ni ñu ngi koy waajal ci atum 2020 juróom-ñeenti fan lay doon jàpp fukki fan ak benn ci weeru juin atum 2020 liñ ciy jublu rek mooy Sénégal rawatina ak Ndakaaru bokk rek ci réewu taax yi nga xamante ne réew yu gën a taaru lay doon réew yu gën a neex a dund muy forum bu ñuy waajal Habib Faye Youssou Baro ci leeral. ngir ñaareeli édition forum bu Dakar bi mën a antu dem ci anam ba ñu ko bëggee ambassadeur bu Belgique fii ci Sénégal daje nag kii di Youssou Ndour muy président directeur général bu groupe Futurs Médias ñaari parti fas yéene ci sóob seen loxo. ñetti at yi weesu yëpp ñu ngi liggéey ak ambassadeur Belgique ak Union européenne pour yi nga xam ne journée de développement yi ñu ma invité woon. ak intention yi ñu amoon aussi fii ci Sénégal ba nga xamee ni que daaw def nañu forum de Dakar bu doonoon succès bu mag ñu bëgg ko tollanti nag def deuxième édition bi ci mois de juin bi ñu jëm dëgmal. on a tendance parfois à voir les choses très waaw wax nañ ci loolu ci lu bëri man tamit ak ki ma fi wutu woon ba tax na tamit dinañ def suñu kéem kàttan ngir rek bi leen mbir mën a àndu ci anam bi nga xam ne bëgg nañu ko te gëm naa ni loolee dina doon. donner de très 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 belles choses. dund ci ville yi fii ci Sénégal ci atum 2030 waaye tamit investir si indi yeneen yu bees dugal ci it seen loxo loolee tax a jóg forum bi nga xam ne mi ngi xaar lu ëpp téeméer ci ay entrepreneur dañu def benn kuréel boo xamee ne que ñun ñi ngi ci mooy maanaam le groupe ak ñun ñëpp ñu ngi ci head office ak yëpp beneen bi aussi mu nekk Dakar compagnie di compagnie boo xam ne dafa nekk ci suñu biir aussi Momar yore ko ak Frenos nga xam ne que Nicolas aussi moom la yore ak toute l'équipe yi nga xam ne ñun ñoo leen àndal donc kuréel boobu mooy saytu mooy xool mooy programme pour ñu dem vers forum bi. juróom-ñeent fan jàpp fukk ak benn ci weeru juin ci atum 2020 forum bu Dakar bi dina doon barab boo xamante nit des nañ fay wecceeki xel waaye itam dina doon loo xamante nit daañ fa gën di càmbar bépp jafe-jafe te itam xool ana yan defi rek la ñu war a mën a relever ba léegi jëfin ya nga xamante ni des nañ koy def ci anam bu jaar yoon danañ ko fa dem ba taxit dinañ gën a xool ana yan ci ay pexe yu yees lañ fas yéenee indil Afrique. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Habib Faye mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax léegi dama koy daal di rek jébbalaat kon soxna Binta Diallo bu dee noppi nga ma bàyyi